2S ak TFM nga xam ne ñoom ñaar yàgg nañ di concurrencer quoi nekk concurrence malsaine boo xamante ni rafetul ci débaucher ay nit ci plagier ay émission tuddee ko neneen wala nga jël émission bi toxal ko ci télé boobu noonu. Donc keroog maa ngi leen doon wax ma ne leen am na benn émission bu ñu tuddee célébrité et religion loolu moo njëkk a indi problème bi loolu moo indi problème mu 2S TV ak TFM ba fu mu nekk nii ñu ngi ci yoon ndax demoon nañ gendarmerie bu Colobane te tamit yaa awa dégg nañ ne convoqué woon nañ ko foofu noonu. Donc dama leen doon wax ne tur bi rek dafa am problème maanaam te loolu bëri na ci Sénégal ci émission yi ci yenn téléfilm yi le nom toujours ça pose de problème dafay poser problème toujours mooy tur bi xam nga ñoom émission bi ñuy xëccoo nii ñu ngi ko tuddee célébrité et religion ma wax leen keroog ne leen soo tuddee benn émission célébrité et religion ça ne doit pas se limiter ci weeru koor bi parce que célébrité et religion suñ ko waxee mooy ku siiw ak diine te yow préciser woo waxoo ban diine la diine yi bëri nañ am na christianisme am na islam am na yahudi ñu ngi fi mooy juif yi quoi donc kon diine yi bëri nañ moo tax kon tur émission c'est très important lu jar a xool la te léegi soo waxee célébrité et religion te yow préciser woo wax ban religion la parce que boo naree préciser ban religion la comme nga def célébrité et l'islam boobu sax bon xaw na tane mais fi ngay wàccee yoon bi tuuti rek mooy baatu célébrité bi parce que boo waxee célébrité rek yow yamale woo ko ci jullit kase parce que am na ay chrétiens yu siiw am na ay juifs yu siiw te boo jëlee Sénégal nga ne célébrité et l'islam célébrité et religion kon autant pour moi te préciser woo ban religion la Sénégal am na ñoo xamante ils sont célèbres mais duñu ay musulmans léegi imaginez-vous si célébrité et religion boobu noonu su fekkee foofu rek la tur bi yam Barthélemy Diaz il est célèbre il n'est pas musulman hein? Il est célèbre il est connu hein? Par tous les Sénégalais Hélène Tine elle est connue par tous les Sénégalais c'est une chrétienne Guy Marius Sagna kan moo ko gën a siiw Sénégal instant bi Macky Sall sax gënul siiw Guy Marius Sagna chrétien la te moom célébrité la Awadi célébrité la chrétien la Dip Doundou Guiss Dip dafa siiw xale yi bëgg ko ba bëgg dee célébrité la te chrétien la waaw léegi yow soo waxee célébrité et religion donc yow am na ñoo xamante ni dañoo célèbre te duñ ay musulman léegi religion bi tamit yow préciser woo ban religion ngay waxal léegi nag su fekkee da nga bëgg a tuddee émission bi célébrité et religion rek boo invité benn célébrité musulman nga waxtaan ak moom mu tari après benn saar mais après dama invité Guy Marius Sagna waxtaan ak moom ne ko bible bi taril ñu ci tuuti benn chapitre wala dara su ko defee ñu dem jël benn labbe bi tekki affaire bi lii moo tax mu jóg wala déet mais noonu la nañ waxante dëgg rek parce que turu émission dafa am solo émission dañ koy xalaat tur bi c'est très important te gars yi toujours dañuy am problème ci tur donc man j'aurais bien aimé su fekkoon ne maa ngi fa ñu laaj ma sama xalaat na ma tur bi nan lañ ko war a tuddee célébrité et ramadan loolu baax na célébrité et ramadan xam nga lu tax mu baax mooy ñi siiw ak weeru koor bi ba pare kuy def émission bi tamit na nekk koo xam ne buy tariloo nit ñi saar bu nit ñi gagee yàq alxuraan ji dina leen mën a gàgganti léegi nag li gën a am solo ak li gën a am sens mooy nga jox ko ki nga xamante ni moom professionnel la ci wàllu boobu maanaam benn oustaz koo xamante ni loolu mooy spécialité am ne ko léegi yow yaay def
émission bi da ngay invité kenn soo ko invité waxtaan ak moom ba pare ci domaine am après nga ne ko mu tari benn saar bu taree benn saar su fekkee dafa yàq saar bi nga ne ko taxawal mu taxaw nga corriger ko ne ko acca continuer mel ni da ngay jàngale boo ko corriger ba pare mu continuer bu yàqaatee nga corriger waat ko léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ni tari na ba pare nga wax ko sababu nuzul bi ne ko saar bii kat lii moo tax mu wàcc lii moo xewoon ba tax yàlla wàccee ko ci yonent bi ci circonstances yi nii la wàccee woon ba pare firil ko en direct au lieu que kii animé émission bi moom du xam soo demee yàq du la mën a corriger su paree oustaz bi nga xamante ni moom mooy firi saar bi wala aaya bi waa ji jàng loolu montage lay doon moom dañuy ñëw rek ne ko tey waa ji fatiha la tari tey wala xul walaaw la tari léegi aca firil fekk ñi la dem nañ ñoom ba tourné ba pare def seen tournage ba pare oustaz moom juste dañuy ñëw rek ne ko kii xul walaaw la jàng wala xul a'uuzu bi rabbin naas léegi aca waxal yow léegi moom day ñëw rek firi ko mais du ko déglu sax pour mën a corriger waale waa ji te normalement dañ ko war a tegal moom mu déglu ko ba pare su dégloo ba pare wax ne waa ji yàq na fii diggante bi ak bii nu mu ko waxee baaxul pour nit ñi mën a góorgóorlu xam seen diine tuuti léegi moo tax ma ne la toujours ñun suñ télé ak rajo yi problème bu ci nekk mooy manque de professionnalisme ak maa tey ak yaama neex xam nga tey coow bi dox tey ci diggante 2S ak waa TFM tey jii su fekkoon yaa awa dafa nekk productrice extérieure une productrice extérieure wala nga ne un producteur extérieur su doon góor foog naa si je me trompe pas nga xam ne moom dafa ñëw rek dem uti sponsor am créer émission yam ñëw proposer ko 2S mais 2S du ko fay salaire moom dafay liggéey ak 2S TV exemple su boobaa moom productrice extérieure lay nekk day nekk koo xamante ni mook 2S lu ñu seq mooy dafa indil 2S benn émission proposé leen ko 2S di ko jàll ci seen support ba pare moom sponsor bi di ko fay 2S di ci jël lim ci war a jël nga xam ne moom du nekk employé 2S di ko fay waaye sponsor bi moo koy fay su doon loolu la su fekkoon yaa awa noonu la ñëwee 2S comme productrice extérieure su boobaa buy dem TFM mën naa yóbbaale émission yam parce que émission bi moom moo ko moom concept am la moo ko créé mais nag demeewul noonu yaa awa 2S daf ko jël signé ko contrat mu nekk animatrice à la 2S TV di leen liggéeyal kon su fekkee dafa jógee ko 2S warul yóbbaale benn émission TFM amu ci benn droit bu ko El Hadj Ndiaye porté plainte dañuy daanu ñoom ñëpp parce que l'émission a été créée à la 2S TV affaire bi maanaam dafa am yoon lépp loo gis rek dañ koy teg ci yoon quoi mais ñëw di làmbatu yooyu dafa bëri Sénégal quoi wàllu làmbatu quoi ak mataïsme def lu la neex quoi xam nga maa leen doon wax ma ne leen les vrais professionnels lu tax toujours ñuy démissionner ci télé yi rajo yi nekk fa ba mu yàgg démissionner parce que dañ fay gis loo xamante ni du méngoo ak ñoom lu ñu jàng éthique bi ak déontologie bi léegi loolu moo tax duñ mën a toog foofu xam nga maa leen doon wax tamit l'autre jour ma ne leen ñi ñu war a jiital sax teg leen ci kanam duñ leen fa teg mais da ngay gis ko ubbi teleem teg doomam teg rakkam ne doom bi yaay directeur général ne rakk bi yow yaay directeur télé beneen rakk bi yow yaay directeur des programmes te pourtant ñoom kenn xameewu leen loolu te pourtant ñi nga xam ne jàng nañ loolu am ci xam-xam ñoom ñi ngi toog mais suñu nekkee ci télé ba ñoom simple employé rek la ñuy nekk am na ñoo xam ne nag bés bu ñu demee ba am feneen fu gën dañuy démissionné bàyyi wala ñu démissionné monter seen projet bopp demal seen bopp wala suñu amul pexe ñu toog te loolu bari na Sénégal léegi nag loolu mooy problème bi yaa ma neex wala nit ki nekk koo xamante ni affaire yi copinage lay dawal seen diggante ñaar affaire u xarit wala gis benn jouykatu théâtre ne kii siiw na léegi xaaral ma indi ko jox ko émission ndax mu am lu ma apporter ci wàllu ay sponsoring wala dara
wala kii mbër la xaaral ma indi ko siiw na wala kii ancien footballeur la xaaral ma indi ko pendant ce temps professionnels yi ñoom ñu ngi def formation sur le tas wala ñu dem école am expérience te duñ mën a exercer seen métier ba pare gëdd bi ñu la war a jox ak salaire bi ñu la war a fay duñ ko respecter toujours rek dañuy ñëw di liggéey sa kaw di enrichir rek yow nga génn télé siiw nit ñi xàmmee la pour nga jënd oto rek c'est tout un problème moo tax am na si ñoo xam ne yenn xale jigéen ñi nga xam dañuy dem si télé bi di génn nii demuñ fa pour parce que dañoo soxla xaalis wala dara de dañ fa dem pour siiw mën a am ay nit yoo xamante nii dañuy ñëw di leen jox bu ko defee ñu mën a dund buñ bëgg a dund ñu bëri loolu moo leen di yóbbu ci télé yi pour wane seen taar gaa yi ñëw xam nga am na gaa yoo xam ne moom buñ gisee xale bu xees ci télé bi rek tàggoon nañu seen sago ñoom ku xees dañuy bañ a gis suñ mbokk sénégalais yi moom xam nga ñu si bëri moom dañoo bëgg lu xees quoi buñ gisee ku xees rek tàggoon nañu seen sago su fekkee nag ñu nekk ñoo xam ne ay borom xaalis lañ moom acca rek fexe nañ ba contacter xale bi commencé nag di ko financer di ko jox xaalis bu bëri waaw en général sax day nekk koo xamante ni moom xaalis bi nu mu koy amee day yomb lool waaw ba tax na day jël di passer rek di yàq waaw donc bu ma ñëwee ci ni ñuy plagier ñoom émission yi ñoom yi neen entre ñoom da ngay gis Zik FM bi mu ubbee créé na benn émission bu ñuy wax Teuss animé par Ahmed Aïdara Teuss léegi ñu daw tuuti waa RFM ñoom def xalaas même heure ñoom it même heure xalaas noonu la ñuy seen concurrence noonu la bu malsaine bu salté quoi mais yow da ngaa ubbi sa rajo wala nga ubbi sa télé jël ay professionnels yoo xam ne dañoo dem école dem jàngi ñi am expérience yàgg ci def ay 20 ans ci métier bi mais ñooñu ban njëriñ lañ am foofu mënuñoo toog ñoom xalaat xanaa nu waa Zik FM def ba xalaat seen émission tuddee ko Teuss émission fait divers mais yow xalaatal beneen concept nga teg ko nga xamante ni du joteeg émission bële dara mais que la di def benn affaire nga dégg ko copier la même chose change tur bi nga dem TFM ñu def jàkkaarloo waa Sen TV def ndumbelaan même heure ñoom it change tur bi même concept mais loolu dafa garaaw dafa doy waar te pourtant doo ko gis mukk ci réewu tubaab bi tey jii télévision française yi bu kenn di def benn émission ci heure bii nii keneen mu ngi def beneen émission léegi émission bi su la intéressé da ngay toog nga seetaan ko bu la intéressé wul nga toxu dem feneen mais c'est simple mais da ngay xaar ba nit ki créé nga ñëw ne ah léegi man tamit xaaral ma def comme moom def même concept change tour bi tuddee ko neneen foog na yow noonu rek nga war a def pour ñu seetaan la pour lan gis nga TFM bu ñu créé jàkkaarloo ba léegi da ngay gis ne ñoom ñëpp après plagié nañ affaire bi Sen TV def ndumbelaan Walfadjri ñoo def grand dîner léegi nag QG bi tamit TFM moo ko créé sincèrement moom ñoom ñoo ko njëkk a def ci weeru koor bi def quartier général ñu dem ba mu yàgg waa Sen TV ñoom ñëw def grand plateau ñoom waa Sen TV ñoo def grand plateau même concept même heure Walfadjri ñëw jël grand soir ñoom def ko ñoom it même concept même heure 7TV tamit ñëwaat def Ramadan show amul sens moo tax ma ne Sénéra war na gën a régulariser affaire yi jaarale ko ci yoon quoi télé yi ñu xam nan la ñuy liggéeyee quoi encadrer leen encadrement bu baax mais encadrement bi warul nekk rek ci nga xaar télé bi def erreur rek nga sanctionné ko mais war nga mën a convoquer directeur programme yi directeur télévision ñu toog ñu waxtaan ci nan la ñuy defee émission yi nan lañ koy gérer ba pare tamit problème publicité yi war nañ ko lijjanti parce que RTS tamit mënul nekk média public ba pare di xëccoog média privé bi ay publicité loolu tamit lu jar a lijjanti la te RTS rek problème la RTS rek problème la bu yàgg depuis Senghor ba léegi RTS problème la même chose président bu ñëw da ngay aakimoo télé bi jël ko def ko sa télé bopp ku àndut ak yow bu xewlee télé bi kenn du ko ci génnee kenn du couvrir événement yam Sonko
du xewle dara ba waa RTS dem couvrir ko waa PDS duñ xewle dara ba waa RTS dem couvrir ko ku ko def ñu dàq la ba pare problème bi fu mu nekk mooy yow da ngay falu jël sa homme de confiance yow nga def ko directeur général de la télévision nationale télévision bi nga xam ne ñëpp ko bokk président bi mooy nommé directeur bi pour lan moo tax warta am c'est pas du tout normal àndul ak démocratie télévision publique man ci laa bokk national la argent du contribuable mooy fay directeur général bi mooy fay employé yi fa nekk yépp personnel bi employé yi léegi nag yow nga dem jëli sa benn militant du nom de Racine Talla nga jox ko télévision ba te du fa toog gars yi dañuy am sax ay kayit yoo xam ne daf ko war a signé dañ koy jël yóbbul ko këram wala ci meereem ba wàqi naan mu signé ko foofu noonu bu weer dee ñu fay ko 5 millions te Ousmane Sonko du ci génn waa PDS duñ ci génn Idriss Seck duñ ci génn opposition bi kenn du ci génn képp ku mënta neexal Macky Sall timit yow télé bi doo ci génn yow it mais xam nga loolu c'est catastrophique dafa graaw ba pare nag suñ ñuy am budget ci ministère de la communication ba pare di xëccoo publicité ak privé bi mais loolu tamit lu ñu war a régler la une bonne fois pour toutes boo ñëwee France tey ay TF1 ay France 24 ay BFM kenn ku si nekk rek am na looy def te yow doo gêner sa morom ci dara am nga sa ligne éditoriale respecté ko France 24 fu mu ci international bi la nekk BFM géré national bi ak Europe bi ak tuuti ci international les grandes puissances ay États-Unis ak yooyu noonu mais tout ce qui est ay Afrique France 24 mooy géré loolu depuis RFI la woon parce que France 24 RFI moo ko ubbi ci groupe bu RFI bi la bokk te RFI dafa yàgg sax nekk Afrique ñëpp xam nañ RFI histoire am ak Afrique post colonial la njëkkoon a tudd 1931 ba 1938 post colonial temps yi colonisation bi ñu dem ba mu yàgg mu tudd Paris mondial 1938 ba 1940 1945 ba 1969 direction des affaires extérieures et de la coopération 1975 dañ ko tuddee RFI Radio France Internationale boo gisee ñoom dañuy consacré wu seen lu bëri ci Afrique parce que post colonial la tuddoon moo tax biñ demee ba 2006 Jacques Chirac moo leen proposé ne leen il faut que ñu ubbi benn télé boo xam ne dafay mel ni CNN ak Al Jazeera télévision boo xamante ni information en continu lay def ba pare nekk ci satellite bi partout dans le monde di couvrir fépp ci àdduna bi information à chaud Jacques Chirac moo leen ko proposé moo leen proposé France 24 ci la gars yi nag ubbee France 24 en 2006 seen premier anniversaire sax Ablaye Wade lañ invité woon ci plateau bi ñu def France 24 français def France 24 arabe anglais ba daaw ñu def France 24 espagnol te France 24 ni ñuy liggéeyee BFM mu ngi liggéey di def information en continu moom it ñeneen di ko def ay France Info mais kenn yàqalul sa morom dara amul concurrence amul dara amul xëccoo ay information dañ ko équilibré léeg-léeg président bi Macron dafay may exclusivité BFM ñële reprendre ko yeneen chaînes yi maanaam su mayee exclusivité BFM ki nga xamante ni moom mooy journaliste BFM bi Routel Krief moom mooy ñëw animé débat bi waxtaan ak président léeg-léeg premier ministre bi Philippe Édouard may leen exclusivité ñoom it ñu ñëw waxtaan ñeneen ñi relayer information bi organiser affaire bi mu jaar ci yoon waaye ñun Sénégal problème mu organisation lañ am maanaam dañuy teg nit ci benn poste di la fay xaalis te yow doo liggéey kon waa Sénégal ban njëriñ lañ am Sénégal
ba bordel bi am ci espace médiatique bi am fa ku nekk di def lu la neex. léegi nag ci côté diine bi tu vois du n'importe quoi pendant le mois de Ramadan te loolu lu ko waral mooy suñ amoon tey gis nga association des imams et oulémas du Sénégal tey seen rôle dëgg-dëgg xam nga lan la woon gérer diine ji au niveau du Sénégal ñu war a wax ci diine ji ñu war a dem ci rajo yi waaraate ñooñu dañ leen di choisir defal leen attestation buy wane ne yow tu es habilité dem ci benn rajo toog di wax ci diine te diine dafa am spécialisation te Sénégal xamuñ loolu ba tey yooyu yëpp dinañ ko leeral léegi ak suñu benn xarit suñu benn mbokk bu nekk Égypte dinañ ko oo léegi nii ñu waxtaan ak moom. léegi sama classe bi nga xamante ni xamuñ dara ci diine tey buñ déggee benn oustaz nekk ci télé bi wala ci rajo bi di raconter ay bêtises yoo xamante ni jàngeewu ko ci benn téere mais xalaatam lay wax ak lu ko neex mais kooku dañuy sànq nit ñi te nit ñi dañoo war a xam seen diine d'abord balaa dara di xew. mais jullit dangaa war a xam sa diine te pour nga xam sa diine il faut ñi nga xam ne ñoom ñoo xam ñoom ñu xamal la yàlla sax wax na ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun soo xamut da ngay dem laaj leerlu ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo xam ñi nga xamante ni ñoo xam tamit ñooñu dañoo war a am lu koy wane liy wane ne ñii tàggat nañ leen formé nañ leen war nañoo wax ci diine mais Sénégal ñun suñ diine ji show la show ci télévision yi am na émission boo xamante ni day daw 2S mais dañuy show quoi mais sooy wax ci yonent bi mën ngaa toog correctement nga wax correctement mais di show naa nii yonent bi de gis nga bi mu defee li lan toogal correctement nga wax nit ñi déglu la quoi xam yonent bi mooy kan ay jaar-jaaram ki nga xamante ni ci yonent bi lay wax mu wax ko correctement ki nga xamante ni day jàngale ay fiq nit ñi ni ñuy jullee ni ñuy jàppee ni ñuy sangoo set nooy xamee sa diine ni ñu koy pratiquer moom it mu toog wax ak nit ñi correctement nit ñi mën ko dégg mais show rek yonent bi moom lañ gën a yàpp moom dañ koy fowee moom kuy show rek yow yonent bi ngay mel ni kuy def concert nag yonent bi daal lañuy showee ay sopp nabi ñi naan man maay nabiyisme xawma man maay nabi xawma nabien les nabiens sopp Seydina Mohamed ay waay ku sopp Seydina Mohamed sa loxo ci kaw gars yi waay riirandoo ci côté sëriñ yi tamit même chose ku sopp sëñ diw nga ne way te pourtant nit ki bala nga kaa dugal ci affaire yu fanatisme yooyu noonu ak ay ma riirandoo ay wax sëriñ bi nga yuuxu tudd yonent bi nga yuuxu mais jàngal ko diine mu xam moom lan mooy diine ji diine ju mu nekk daf kaa war a xam ci lan la ne mais Sénégal da ngay gis koo xamante ni xamul dara ci diine ji tey yi ci émission bi ma leen doon wax célébrité ak religion mais da ngay gis benn waay boo xamante ni jullit la am 50 ans wala 60 ans mais bu jàngee xul walaahu yow jàng bi du baax dégg ngeen Kouthia keroog xul walaahu bi mais xul walaahu xul huwallaahu bon Sénégal moom ñu bëri xul walaahu rek la ñuy wax mais ki nga xamante ni mën na am na maqaarij bi dëgg xul huwallaahu mais loolu nit loo boo nekkee jullit loo sàggan mais fexeel xul wallaahu bi rafet xul wallaahu bi na rafet fatiha bi na rafet parce que fatiha bi yow moom ngay julli bu amul fatiha baaxul dafay yàqu saar ba nga cay teg moom sud na la mais fexeel nag ba ut benn saar boo xam ne moom nga ciy teg à chaque fois utal sa benn xul wallaahu wala sa benn falaxi wala sa benn naasi nga defar ko ba mu rafet di ko jullee maire Juma Jang Jaxate moom it keroog gis ngeen fatiha bi nu mu ko jàngee mais tey suñu amoon ñoo xam ne tey dañuy toog ci télé yi di jàngal nit ñi seen diine au lieu que ñuy def propagande sëriñ yi lu ñu waroon def nañ ko ba pare fexe nañ ba diine l'islam bi taxaw fi ñun xam nañ leen mais nit ki bala ngaa xam sëriñ bi xamal sa diine ba pare xam yàlla c'est très important. keroog dama leen doon nettali benn jigéen bu dëkkoon ak sama benn xarit far affaire bi dagg foofu la live bu coupé woon keroog
jigéen bi am na ci benn këru diine bu mu dëkk mais xam nga moom nan la daan jullee ay at laa la wax de bi mu dalee julli ba léegi te moment boobu mu ngi waroon toll ci ay 45 ans ci moment boobu noonu am jëkkër am ay doom fondé famille mais moom julleem day ñëw rek taxaw nii nee na day wax ne allahu akbar rek taxaw bu taxawee ba mu neex ko rek après mu def nii nee na mu rukkoo bu rukkoo ay dem ba mu yàgg après mu sujjoot nee na du xamul mokkulul fatiha maanaam moom day taxaw rek fatiha sax mënu ko nee na mënul fatiha xamul dara day ñëw rek taxaw léegi julli boobu xam nga baaxul kon léegi nag sama waa ji la ci doon waxtaanal waa ji na ko yow booy julli lan ngay jàng mu ne moom day taxaw rek ba mu neex ko mu sëgg nen noonu lay jullee bu taxawee ba mu yàgg daal mu sëgg taxawaat ba mu yàgg su jot jógaat taxawaat ba affaire bi jeex waa ji ne ko jàng nga français mu ne waaw mu ne ko acca dama indi bic ak feuille sama waa ji bindal ko si français bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba fatiha bi jeex ne ko léegi lii góorgóorlu ci nga fexe ba mokkal ko nga këru ko soo ko mokkalee après nga ñëw ma bindal la xul wallaahu bi booy julli nga dóor sa ay xul wallaahu bu xul wallaahu bi jeexee boobu ba nga mokkal ko nga ñëw ma dóoral la falaxi bu falaxi bi jeexee nga ñëw ma dóoral la naasi waa ji noonu la ci nekkee di ci jaamu yàlla di liggéey ak ndaw si di liggéey ak moom di ko bindal di bind muy jàng ba ndaw si mokkal na fatiha léegi mokkal xul wallaahu mokkal falaxi mokkal naasi te ñooñu ak ñoo bëri Sénégal te pourtant fi mu dëkk moom dafa juddu rek ñu naan ko sëñ bi nii sëñ bi naa nii la def na lii def na laa mais sëñ bi lu mu def baax na lépp ñëpp reconnaître nañ loolu mais jàngal ko moom diine mu mën a jaamu yàlla ba pare mën a référé wu ci liggéeyu sëñ bi loolu c'est très important kon déjà loolu rek problème la daal nañ bàyyi daal show bi bàyyi diine ju ñuy fowe tey ji weeru koor bi da ngay gis ay émission yoo xamante ni ay show la rek show rek animé show propagande démagogie sëñ bi def na lii ba pare indi benn genre rivalité entre les këru diine tey bu kenn ñëwee benn këru diine bu ñëwee kooku wax ci sëñ bi show yëngal su ko defee gars yi ni ci tey diw toj na fi tey diw émission bi sëñ diw amul morom du moromu gars yi lu mu fi def laa ilaha illallah léegi nag bu ko defee ñu affiché waat na voilà suba sëñ diw moo aye ñu ne hii kooku moom bu ñëwee def fiy toj moom su ko defee ñu mu àndal camp boobu préparé ñoom pour supporter commencer partager après jël affaire yi capturer ko ne waaw sëñ bi hii kii gis nga démb vie yu mu am kii du moromu kii kenn du moom te pourtant këru diine yi objectif bi xam nga lan la woon pour le développement de l'islam au Sénégal c'était l'objectif moo nekkoon objectifu Cheikh Omar Foutiyou Tall moo nekkoon objectifu Seydil Hadji Malick moo nekkoon objectifu maam Alhaji Abdallah Niass moo nekkoon objectifu maam Amari Ndak moo nekkoon objectifu Cheikh Bou Kounta Ndiassane Cheikh Saad Bou Seydina Limaamu Laay yàlla na leen yàlla na yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp taas ñu si seen barke li ñu waroon def yëpp def nañ ko liggéey nañ mais nag dafa am ñu fi des ñoo xam ne show lañ fi nekkee ak di gënale këru diine yi di indi benn rivalité ci seen biir benn concurrence bu ñu nekkee ci weeru koor nañ xamal nit ñi lan mooy weeru koor lan moo tax weeru koor wàcc lan mooy yàq koor lan moo koy defar di tafsir alquran bi tafsir alquran pour man doyul ci benn sax si 1 heure de temps doyul tamit ci benn journée kenn rek tafsir alquran war nañ mën a am 3 oustaz yoo xam dañuy ñëw toog tafsiral nit ñi jàngal leen alquran ji ku nekk sa niveau bi nga tollool ñu jël alquran ji décortiquer ko parce que alquran lu ci nekk dafa yaatu tellement luñ ci mën a wax dafa bëri am na ay thèmes yu bëri yuñ ci mën a développer yàlla rek dafa pédagogie bi yàlla am ak ni muy waxee yàlla ni muy waxee pour nit ñi dégg ko pédagogie bi nekk ci waxu yàlla tey yooyu yëpp war nañ ko mën a jàngale mais dara
toog di show rek sëñ bi nii sëñ bi naa bi mu defee lii bi mu defee mais gëm nañ sëñ bi ñun mais da ngeen di sóoraale xale yi nga xamante nii ñoom xamuñ seen diine ak mag ñi nga xamante nii dañoo sàgganee seen diine te bëgg nañ xam seen diine ñu waxtaan ak ñoom loolu c'est très important. donc loolu daal laa waxoon moom laay ubbee dina am ñoo xamante ni dinaa leen jël ñu waxtaan ak ñoom su ko defee après ñoom it ñu indi seen contribution quoi man moom dama doon joxe sama xalaat rek sama xalaat yi ñàkk fayda yi waaw man duma borom xam-xam duma dara benn waay laa rek moo tax ma bëgg nag gars yi di waxtaan ci xam-xam su ko defee nag ma gën a mën a jàng